yéem naa ko ngir màggalam gi doon safar di defar mbooloo mi loo jëf ñu dal koy ful lu doon laa ngi waa kii du Abdou na nga def Fatou maa ngi fi rek man daal dama bëgg tabax te bëgg ku ma ci taxaw loolu rekk nekk sama xel bi ngir nga tabax rek kaay ñu dem ma wan la waaw fii fan la fii la ñuy wax Kër Bamba Dieng nekk fii ci Touba marché Mame Diarra premier étage showroom lampe fa lumière fii gën a taaru ak lampam yu yànj yii di tàkkee fu ne gis nga de kon sa jaaxle jeex na lampe yi ngay gis ñuy rayi ak couleur bu ne am na yu bàyyeekoo Turquie am na yu bàyyeekoo ba Dubaï ba sax Chine am na sax exposition plomberie chaise anglaise luxe lavabo ba ci peignoir évier inox serrure luxe câble LCS miroir digital carreau bu Chine ak itam bu Inde ciment béton fer sable peinture étanchéité table solaire lustre MP lustre cristal PM lustre cristal GM lustre ak ventilo incorporé lampe lanterne 250 watts lampe lanterne scolaire spot projecteur Ingelect Legrand Schneider pompe d'Apex confort pompe solaire ci ay njëg yu xéewale kon daal da nga bëgg a wax ni fii ci Kër Bamba Dieng mën nañ la fournir ay matériel ci wàllum lumière ak i lampe yu taaru te leer naññ teg ci bépp jumtukaay buy mottali kër mani kon Kër Bamba Dieng daal am na solo lool. te yemuñu ci dees nañ la taxawu ba sa kër pare ñu jox la sa caabi fekk si leen rek nag ci marché Mame Diarra fi jàkkaarloog porte université Serigne Abdou Lahad wala nga woo leen ci 76 693 23 42 wala 77 877 89 93 wala 77 922 22 44 ak waa Kër Bamba Dieng xel dalatina ci wàllum tabax. Bamba ji day dem sopp Serigne Touba day dem sopp Serigne Touba. sëñ Babacar wax dëgg yàlla mooy wax dëgg yàlla am na solo lool waaye li ñu bëgg a ñëw ak yow ba tey ci fil politique bi ñu bëgg a dikk ci solo màggal gi waaye ñëw ci Cheikhul Khadim face aux autorités coloniales ndax bu ñëw politique Cheikhul Khadim comme ni nga ko waxee politique na waaye ba mu fi fekk ba mu ñëwee 1895 fekk na fi benn système politique ñaari politique boobu muy politique bi Cheikhul Khadim ak politique tubaab bi nan la demee ak nan fan fu mu mujj. jërëjëf laaj bu ma neex la nag bu ma sawar la ndax damay wax toujours ni Serigne Touba waxuma ci baatin de waaye ci saayir lan moo taxoon ñu génne ko ci saayir lan moo taxoon ñu génne ko xam naa ni julli taxul ñu génne ko moom wooret taxul ñu génne ko jàngale alxuraan taxul ñu génne ko ndax doy na ci firnde la loi de fédération de 1857 moo doon organiser njàngaleem na alxuraan à Saint-Louis wird taxul ñu génne ko tabax jàkk aussi taxul ñu génne ko gàmmo wala sikar yi taxul ñu génne ko léegi kon lan moo tax ñu génne ko lan moo tax ñu génne ko li tax ñu génne ko li ma waxoon sànq ci contexte bi mu dikkoon moom ni mu particulier soo ci dollee li may bëgg a wax da nga comprendre ci saayir li tax ñu génne ko ndax bi nu ko jàppaloo yaakaar ni ñoo ko jàpp fekk na moom jàppuñu ko au passage maa ngi nuyu sëñ Jibi Sey waxtaan wu am solo def na ko fi sànq ñu mel ni ñoom aussi dee leen invité lu bari ndax ay ndaw lañu boromi xam-xam lañu te waxewuñ seen bakkan lu am solo la sëriñ bi nu ko jàppee bu fekkee mën na maa waxe noonu dañu ko fekk cim réewam tuumaal ko jàppi ko atte ko tëj ko génne ko réew mi juróom benn yëf yu bokkul cim réewam lañ ko fekk tuumaal ko jàppi ko atte ko tëj ko ba noppi génne ko réew mi waaye bi ñu ko génnee këyit wi nga xam ni ci leen ko génnee ñetteelu këyit wa boo ko jàngee da nga cay fekk li tax ñu génne ko dañoo wax ni kilifa gi ko jàppale woon muy Merlin ak kamayabuloon muy commandant Leclerc bi ñu seetee këyit yi nga xam ne bind nañ ko muy seeni rapport
nee na bi ñu ko jàngee ñoom conseil privé woo sëriñ bi wax ak moom mu wax ak ñoom nee na ci lañ gis ni kii faw ñu jël ko texal jëmmam dog diggam ak nit ñi génne ko réew mi ba li mu tàmbalee def ci nit ñi ak xalaat yi mu am ñu soril ko réew mi ba dootu fi am ëkk loolu nag kon da ngay gis ni kon sëñ Touba ni mu doon influer positivement ci nit ñi ak ni mu doon sopparñee xalaat yi te autorité li mu bëgg mooy ku mu yilif ak ñu mu yilif autorité mën a dox te gisoon nañ ni sëñ Touba frein la ci loolu moo taxoon ñu ni il fallait ñu génne ko beneen élément boo xam ne élément d'analyse la bu am solo mooy lan moo tax ba tey Sénégal toogaguñu woote am ndaje mu rëy woo sénégalais yëpp invité africains yi laaj leen lan moo tax année bi ñu créé Afrique occidentale française même année boobu ci lañ jàpp sëñ Touba pourquoi est-ce que coïncidence rek la aussi ñu dolli ci lan moo tax keroog bi ñu ko jàppee ba génne ko durant fanweeri at ak ñett juróom-benn weer lañ ko fi féexalaat ci diggante bi mooy bi mu jógee ci géej gi mais fanweeri at ak ñett tubaab bi wóoluwul Serigne Touba pour bàyyi ko ak sagos boppam lan moo ko war a lool soo xisee xam loolu am ay réponse ci tontu yi rek di nga xam lan moo taxoon ñu génne ko parce que sëñ bi dafa am projet politique waaye dikk na ci biir penc mi fekk na penc mi jaxasoo rey nañ sëriñ si rey nañ ceddo yi réew mi jaxasoo na tubaab bi taxaw na pour samp autorité mais sëñ bi bu waxee ci penc mi indi problème kon lim man mooy defar nit ki demaat ci penc mi moo tax stratégie moo doon naa defar nit ñi ne dem suñ leen defaree ba pare ñooñu nag ñoom ñooy samp kër bu ñu sampee kër ñooy am ak njaboot jàllale xibaar boobu jàllale yar boobu su ko defee ñooñu bu ñu baree nag ñooy daje ci penc mi su ko defee seen ngëm-ngëm seen gis-gis ak seen i xalaat danañ ko mën a jëmbal lii moom mooy approche bi nga xam ne moom la sëñ Touba amoon muy ñaari approche yu safaanoo gis nga pour wax la ne la sëñ Touba amoon na xalaat ci penc boo demee ci ilhamu salaam dafay tegtale système bi fi nekk ni mu jenge te safaanoo ak lu yàlla bëgg ak lu muy gërëm mën naa cee jël benn tegtal boo xam ne lu bari dama koy jël sax mooy dafa wax ni yasxawna fi leyli wa fi nahaari li jalibin li gadabin jabbaari gis nga gaañ yi tëral nañ seenu tëralin waaye bu ñu xëyee bu ñu gontee ci lu naqar yàlla la ñuy xëy ci lu naqar yàlla la ñuy gont waxtu wu ci nekk ñoo ngi ci jàmmarloo ak yàlla loola nag kon moom sëriñ bi xam na ni li mu bëggoon ci kaw suuf mooy li mu woote mooy abdullahi wa xaadimu rasulihi doon jaamub yàlla boo xam ne amul genn kilifa gu dul yàlla te jenn jëwriñ la am judul muy yonent bi nam ko waxe woon washhad bi kawnil aama abdallahi qadima abdullahi ya ilahi loolu it ci la woo mbooloo mi kon mbooloo mi suñ demee ba taxaw ci abdullahi wa xaadimu rasulihi nit ñëpp doon jaami yàlla yoo xam ne yàlla doo ngay doon seen kilifa nit ñëpp soobu ci liggéey yonent bi mais xam nga système bi day changer forcément alors ce sont deux systèmes antagonistes deux systèmes diamétralement opposés qui irréfutablement s'affronteront sëñ Touba nag approche bi mu am mooy xam-xam ak ragal yàlla donc li muy def lépp ci la ko def moom jëlul ay kënu jëlul ay fital jëlul ay yet jëlul ay fit moom ci xam-xam parce que àdduna xam-xam moo ko yor te képp ku bëgg li ngay def mu am jeexit faaw nga ragal yàlla ndax mooy gage bi tax yàlla dimbali la moo tax ñaari jumtukaay yi sëñ Touba jël jumtukaay yooyu lañ war di jël waxtu wu ci nekk ndax mooy ndax ñu mën a amal jeexit li nga xam ne ñoo ngi koy doxal. léegi sëñ Babacar wax dëgg yàlla dikk nga ak ñun ci ñaari tension yi nga xam si amoon na ko muy Cheikh Khadim moom dikkee fekk fu politique boo xam si dominé na muy ku ne xam ne tubaab moom bu dikkee rek buy diriger bëggul keneen koo xam si day nekk ak concurrence bu dikkee da lay jéem a faagaagal kon looloo tax ni
gis na ne nguur gi nga xam si xëy na ñu ngi ko doon wax Cheikh Khadim ci Mbàkke Kajoor ndax man ñi ba ñu gisee mu tàmbalee yokk tubaab ñi dem di ko boole tubaab bi naan leen Ahmadou Bamba ku naan Ahmadou Bamba nekk ci dëkk bi di Mbàkke Kajoor ma ngi dajale mbooloo te tubaab bi bu déggee loolu rek danaan ah man de sama nguur ku ne xam ne ni mënuma nangu keneen di doxal loolu amaana ñaari politique yooyu moo boole Cheikh Ahmadou Bamba ak tubaab bi comme ni nga ko leeralee waaye tamit bu doon ñaari politique yoo xam si c'est antagoniste ndax ku ci nekk kee ne xëy na dafa toppoon naf soom waaye Cheikh Ahmadou Bamba li wax indi wu jaahidu bil hulumi wa bi tuqaa ni nga ko leeralee ci wax dëgg yàlla loolu am na solo lool waaye xëy na dañuy duggaat nag ci li nga xam si fa lañ jóge woon tey ba tey ci wàllum politique bi jamono ji gis nañ ni wàllum pétrole ñu ngi koy tudd ak gaz ci dëkk bii di Sénégal xëy na nag mu indi coow lu bëree bëree bëri sëñ Babacar loolu lan nga ciy mën a dikkee ci ak daye bi nga xam si am na ko ak ñun ñi nga xam si ay citoyens sénégalais la ndax war nañoo nangu keneen jóge ci beneen réew ñëw bëgg a s'approprier des biens du peuple. pour approprier wu. bien du peuple ci wàllum ci pétrole bi ak gaz bi. les biens du peuple. ah xam nga sëñ Khadim la malédiction du pétrole moom borom xam-xam yaa ngi koy wax la malédiction du pétrole te gisit nañ ni daanaka zone de tension yi am ci àdduna wi bari na fu conflit am pétrole moo ko waral en tout cas wala ressources naturelles yi ba tax na mën naa jàppandal lu bari ci ak dund waaye bari na ay réew yoo xam ni indi na fa jafeñ-jafeñ léegi nag ay ressources d'ailleurs bind nañ ko ci constitution bu bees bi sax askan wi ñoo ko moom firndeel nañ ko ci constitution bi askan wi ñoom ñoo ñi ko moom ba tax na lu mel noonu su amee yaakaar naa ni concertation nationale war na ci am concertation nationale war na ci am ba loolu nana koy doxalee ak nañ koy séddalee kenn ku ci nekk mën cee gis boppam ñu bañ a xañ kenn ak xam loolu moom mooy li war a am mais malheureusement gis nga réew mi dara moo fi tegewul ci yoon dara tegewu fi ci yoon maanaam suñu institution yi doxuñu joué rôle bi ñu war a joué parce que le pouvoir su fekkente ni moom mooy ki nga xam ne moom lañ dénk mu am légitimité ak légalité mën a yor la puissance publique mën a yor en fait la manne financière ba noppi di jëf ci turu askan wi kooko dañoo war a teg ay garde-fou pour contrôler ko bala moo mam di gaañ nit ñi te la ci waroon a njëkk moo waroon a doon en fait le pouvoir législatif parce que ñaari vocation la am benn bi mooy voter ay loi beneen bi mooy contrôler l'action du gouvernement mais malheureusement ñun buntu kër gii ñu toog Alaaji Fàllu Mbàkke ko moom sëñ Fàllu danoon waaye assemblée moom député tàccu rek la te tàccu moom diw mi mën na ko loolu ñoo ba nga koy fàttaliku kon gis nga caricature boobu sëñ Fàllu def moo lay wax leen ñoom xam nañ li xew waaye nit ñi ñoo pareegul pour jéem a taxawee li ñu war a taxaw alors kon loolu li ñu waroon a def rek mooy concertation nationale am ci lenn lu ci nekk nañu ko war a utiliser ñu utiliser ko ba mu jariñ askan yu nga xam ne ñoom la yàlla jox xéewal googu xéewal gi yàlla ñun la ko jox kon sénégalais yi ñoo ci war a jariñu waaye su fekkee dañoo xool ba aw jaamur jóge ca àll ba ñëw jël ko yóbbu sénégalais yi di xiif ak amar ah wax dëgg yàlla sénégalais yi peuple bi ci seen bopp ak càggante am na waaye danañ gis ni kon amuñu ñu leen taxaw maanaam kilifa yu leen taxaw ba li ñu war a jot ñu jot ko it amul gisit nañ kon ni organisation yi war a am surtout organisation institutionnelle en tout cas lu mel ni assemblée nationale bu fekkente ne xam ne bi caméral la xëy na Sénat wala leneen aussi seen rôle dafa mel ni kon joué ko waaye warul demee nii muy demee moom warut a demee nii. warul demee nii muy demee comme na nga waxee sànq rek sànq sa biir wax nga ko nga ni pétrole ak gaz dafa nekk lu sensible loo xam ne si amaana dëkk boo dem fii ci réewu jullit yi même bu nekkul réewu jullit yi mën na ni tension yi ak génocide yi fay am yu bari loolu moom moo koy waral léegi sëñ Babacar sànq da ngaa wax benn solution muy concertation boobu nan nga jàpp ni bu doon am ak yéex na war nañ koo def nii wala mën nañu suñoo bàyyi ba ci kanam ndax ñi ay élection bi ñuy xaar 2019 amaana nguur gi mën naa changé keneen mën naa dikk indi benn façon politique am ak yow bu fekkente am na nan nga jàpp ni ñoo war a séq jotaay boobu nga xam si mooy jëm ci wàllu pétrole bi ak gaz tam sensible loolu xam nga bu nee concertation nationale sénégalais yëpp la war a laal waaye kenn mënta toog ak sénégalais yëpp di wax ak ñoom bon mën nañu soit daan ni léegi nañu dem par gox bu ñu demee par gox bu ñu dem dajale association kuréel yi daayira ya fa nekk fu ci nekk kenn jóge fa ñëw toog représenter sa mbooloo loolu mën naa nekk waaye li ma gis ni moo gën a yell te yanu maanaam mooy
réew mi ni mu tëddee sociologiquement ñëpp xam nañ ko réew mi murit a fi ne Tidiane Xaadir xëñ na association islamique yi catholique yi ak ñi nga xam ni xëñ na bokkuñu fenn ñooñu kenn ku ci nekk am ku ñu jël proportionnellement ak sa mbooloo ni mu toll ñu jël ñu toog parti politique yi aussi toog su ko defee sensibilité yëpp danañ mën a toog ñu waxtaane li ñu seq nga xam ni politique ak parloo dañ koy dàq Sénégal kese la ñuy jiital noonu la war a demee mais malheureusement Sénégal ñun dañoo am cat lu metti fi mu ne lu ñu fiy def danañ ci dugal politique danañ ci dugal parloo su fekkente ni nguur gi sax def na lu baax sax da ngay gis dañ koy critiquer fekk na bu defee lu baax dañ ko war ni ko jaajëf waaw góor waaye bu defee lu baaxul it dañ ko war ni ko li nga ko def waroo ko def waaye soo ko waxee ñu la da nga koo contre kon fi mu ne ñun am nañ jafe-jafe yu mag waaye foog naa ni concertation bi kenn wut yëf suñ kilifay diine yi ndax dañoo am cër ci réew mi parti politique yi ba ci sax société civile bi ñooñu ñoo war a toog ñu waxtaane réew mi waxtaane défi yi waxtaane ressources yi waxtaane it niñ ci bëgg ak niñ ci xalaat ndax ñooñu fa teew kenn ku ci nekk mbooloom sa ginnaaw te mën nga leen a teewal. jërëjëf sëñ Babacar wax dëgg yàlla loolu leer na xanaa ñu baale ak sëñ Cheikh rek xëy na mooy bu dikkee ay quelques commentaires ànd daal fekkente am na beneen laaj bu mu bëgg a laaj xëy na mu laajaat ko. jërëjëf sëñ Bamba jërëjëf sëñ Babacar waxtaan wi am na solo lool tegu na ci xam-xam ndax boo xoolee ni mu ko waxee dafa am solo ndax réew dafa am nu muy doxee su fekkee da nga bëgg a jiite ay nit diisoo dafay am solo ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo poor ma ñëpp te dégg nga suñu borom wàcc alxuraan wa saawirhum fil amri kon booy tëral mbir da nga war a diisoo ñi nga xam ne yaa ngi ñoom ko ànd bu fekkee ne xalaat yi dajee ci ñoom moo gën sa xalaat da ngay bàyyi sa xalaat jël seen xalaat te loolu kilifa gu bëgg a jiite te bëgg la nga jiite jub noonu ngay doxale te léeg-léeg ki nga jiite mën naa gis loo xam ne yow mi ko jiite doo ko gis te loolee mu gis moo gën a nekk njariñ yow li nga gis loolu daloon na yonent bi ci xare Badar bi ñëwee jàpp jaam yi mu joxe xalaatam Aboubacar joxe xalaat Omar joxe xalaatam mais pourtant xalaat bi Omar joxe moo gën a nekk solution xalaat bi Seydina Muhammad joxe ba tax na bi alxuraan wàccee xalaat bi Omar joxe ci la ànd kon xel mu rafet toujours rek bu ko suñu njiit yi doon jël jàpp naa ne doon juum mais parfois dañuy dugg ci mbir ba pare doog a laaj xalaat nga xam ne engagé wu nan ba li ñu war a def lépp jeex na pare ñu doog a tourné nag ñëw ci peuple bi lu ngeen ci xam bu boobaa amatul njariñ ndax laata ngay def ay engagement te loolu feeñ na ci wàllu pétrole bi ndax coow li bari na trop coow li bari na ñuy wax Sénégal ban intérêt la ci am ndax nangam ak nangam lu tax tubaab bi ñëw bëgg koo exploité argument yi gars yi joxe mooy amuñu moyen bu ñu ko exploité ba tax na tey avantage bi ñu ci waroon a am dañ koy mujj perte ñi am matériel exploité wu loolu tamit lu doy waar la ci wàllu njiit sëñ Bamba. waaw sëñ Cheikh wax dëgg yàlla macha allah comme ni nga ko waxee rek sëñ Babacar da ko waxaat te dañ koy war a waxaat nii wàllum pétrole ak gaz moom fu mu dugg rek coow li dana bari ndax amaana gestion bi bu jaarul yoon ak ñeneen ñi nga xam si xëy na da leen di bàyyi xel ndax bu fekkee ne da ngaa nekk pays boo xam si da ngaa subir li ñuy wax colonisation nga génn ci li ñuy wax indépendance jeexantal yi dana des ci yu bëree bëri ba sa autonomie yow mi nga xam si ni nga bëgg a doxalee sa réew si ay biens yi nga am dana xaw a doon jafe-jafe waaye sëñ Babacar xëy na dañuy dikkaat ak ci yow loo xam si lu am solo la doon mooy ni ma la ko waxee sànq rek mais ñi ngi dundal ay élection 2019 wax nga fi loo xam si am na solo lool ndax dafa nga ni daan na am waaye ren moom li ñu fas yéene mooy changement ba li nga xam si mooy diine l'islam ak njàngale mag ñu baax ñi mu jëm ci dugg léegi nag voté moom Sénégal li ñu xewle mooy programme ndax ku nekk da nga ñëw daal di génnee say programme daal ni lii laa bëgg a voté lii laa bëgg a voté waaye nag am na lu ñu fi indi muy parrainage danañ am ñoo xam si boo amul lii doo mën a voté léegi nag koo xam si moom am na yéene yi xeexal diine l'islam bu demee nag ba matul loolu ñu ko laaj moom ni muy demee moom ak yéen ba xalaat ngeen ci am bu demee ba matul li ñu ko laaj ci parrainage te ba mënut a nekk candidat. léegi loolu. ak kooku moom déjà yoon moo ko éliminé parce que parrainage bi moom en fait leer la 0,8 ba 1% la ñu demandé bon ñoom ñoo ngi wax sax ne xëy na pour rationaliser koomum réew mi la ak pour vraiment assainir environnement politique bi ba ay juróom fukki candidat doom mais fi mu nekk nii ñoo ngi ci 126 ndax am na kenn ku désisté 127 lañu woon ñoo ngi ci 126 ñaareel ba yi tamit parrainage 1% maximal bi laa jël
mais 1% mën nga am 100 candidats parce que affaire bi intervalle bi c'est fermé entre 0,8% maximum 1% la kon mënoo déposer lu ëpp 1% loolu la yoon wax donc 1% 100% 100 mën na ci am 101% mooy 100% kon loolu est-ce que bokk dëppoo naag li ñu wax nii donc man dama yaakaar ni ay mbir la waaye dana bari ñu ci éliminer xam naa ni ku ñu éliminer yëpp nga xam ni moom li ñu tuddee ñoom seen ngalgal yi bopp yu ay dañuy bukkente seen i mbir la d'ailleurs jeu politique la ñuy wax te du jeu yëf yi du ay caaxaan lu sérieux la lu jëm ci askan wi la lu jëm ci taxawu nit ba lii ko yàlla gàlloon mu mën koo taxawee loolu jeu amu ci am po amu ci caaxaan amu ci du lu ñu war a coof alors léegi nag élection yi ñu jëm man foog naa ni kilifa yi diine yi surtout war nañoo mën a dimbali ci lenn ndax dama yaakaar ne réew mi ñi ko seq ñii rek la mooy kilifa diine yi ñiy def politique intellectuel yi ak xëy na ñi nga xam ne mooy société civile rek yooyu société civile bi ñoom droit de l'homme la ñuy kaas man xaw ma sax yan droit la xaw ma ban homme la homme maanaam homme bi ñuy kaasal man xaw ma kan la waaw xam naa am ñoom war nañoo leeral ban homme la ñuy wax seen droit de l'homme yooyu ñuy wax noonu. c'est indéfini daal. waaw war nañu ko leeral daal ban homme la ban homme waaye it yàlla moom rëdd na ay droit de l'homme léegi ñoom loolu mooy seen yitte droit de l'homme ak ngóor jigéen bokk na jigéen ak jigéen juy sëy bokk na inceste fi mu ne dana dugg leneen ak leneen dana dugg genre dugg na ba pare moom donc ñoom loolooy seen yitte ci réew mi boo waxee ñu la au nom des droits de l'homme politique yi ñoom la conquête du pouvoir ñoom jàpp nañ ni Sénégal benn gâteau la boo xam ne daal suukar nañ ko suukar ba te lakk nañ ko lakkin woo xam ne nooy na nooy goo xam ni moom nañuy jël di lekk rek léegi nag bokkal ci politique bi nga seddu ma seddu su ko defee gars yi moom xamuñu dara te gis nga sénégalais yi nañu yeewu politiciens yi maanaam kenn ku ci réeroog sa morom amul ñooy bokk di reerandoo ñooy bokk di naanandoo seen i ataaya ak seen i café di daanaka di wax lu ñaaw ci askan bi réeroowuñu bu ñu génnee fi nag dem télé kii yuuxu kii daan ay caaxaan kese la ñoo bokk seen i daayira ñoo bokk fan yi daje léegi ñoom lay seen yitte mooy ñoom la conquête du pouvoir kese mais sëriñ si moom lii seen yitte mooy réew mi jikko yi defaru ak jikko yi defaru kon su fekkee ñoom ñoo bëgg jikko yi defaru te gis nañ ni ñoo ngi agressé nit ñi mais yaakaar naa ni sëñ Murtada moom sëñ Touba lam daan wax nag war nañ koo def ku ñëwati ñun la yow yaay kan nga ni man kat maa ngi damaa bëgg réew mi ñun la loo bëgg ci réew mi parce que samay taalibe ngay laaj seen baat li nga bëgg ci réew mi ak fi nga leen bëgg a jëmee fu mu nga bëgg a wax man la déet bul wax xaaral man ay wax kilifa laa am na yooyu taluma ko sama njaboot foofu mën a dem Touba gii Tiwa Ono feneen na ci yem foofa dem da nga fa fekk ñu jàng li gaa ñi jàng ñooña toog nga indi say programme présenté leen ko kilifa gi jël ko jox ko ay taalibe ñoom ñu jàngat ko xamal ko li mu bëgg ci diine xamal ko li mu bëgg ci économie xamal ko li mu bëgg ci emploi xamal ko li mu bëgg ci leneen ak leen su ko defee moom mu apprécier leen lu ci nekk ñu saytu programme yi bu ko defee moom bu boobaa mu xool la cay njëriñal askan wi booba bu nee taalibe yi nañ dem foofa bu boobaa mën nañ safa dem waaye li mënul nekk mooy di dox ci nii ñu koy bëggee doxee rek danañ néewal doone diine te it waxtu wu ne diine dana jooy te du bari koo fompal ay rankoñam ba tax na daal yaakaar naa ni war nañuy demander fi mu nekk nii programme yi yow lan nga bëgg ci réew mi ak lan nga namm ci sama njaboot xam nga ku ñëw ci sa kër ni la man sa njaboot laa am soxla mais war nga ko laaj lu mu leen di doy c'est un minimum parce que yow yaay responsable bi alors loolu daal foog naa ni war nañ koo def te yëkkati ko tuuti bañ a nekk ci mele bi bañ a nekk ci ab parparloo déedéet xam nga ni sëñ Mountakha dépassé na lii kilifa am na loo xam ne si waru siy dugg dafa war a teg waxtu wu ci nekk ndax yàllaa ko jiital ci kanam askan wi muy seet li intérêt li jariñ nit ñëpp mu taxaw ca loolu ndax moom loolu mooy njariñam yaakaar naa ni loolu lañ war a def. dama gis parfois bu fekkee nit ki
ñëw na sëñ bi day joxe addiyam daal dem sëñ bi du laaj lan mooy problème waa ji ci wàllu diine sax la war a tàmbali avant muy dugg ci wàllu àddina ndax xam nga nu ñuy jaamoo yàlla bu fekkee tontu na ko ci bu ci amee lu ci am rëq-rëq da ko war a jubbanti laata muy jóg jotaay boobu ndax kii sab sàmm la yow yaa ko war a sàmm yaa war a xam fi muy teg tànkam wante du caagee ne kon li leen liyee yéen ñaar mooy nuyoo rek dem yéen a war a toog bu nit ñëwee bëgg ci moom dara fi nit kiy jaar pour moom am ci moom dara yow kilifa gi yaa war a jël sa ay responsabilité ci moom mooy ni mu ko waxee sama njaboot ci nga ñëw léegi loo bëgg ci ñoom su ko defee bu la leeralee li mu bëgg ci njaboot gi su fekkee bëgg-bëgg boobu dëppoo ak li baax ci njaboot gi yow sëñ bi yaa jël say responsabilité ngir gàntal lool. ndax man su ma seenee politiciens yi duggee ci kii këru diine yi mooy waxtu yi tembe nga xam ne jëm nañ ci ay élection ki toog fi mu toog dafa bëgg mu gën a dëgër ndax dafa am benn ay alxuraan boo ne politiciens yi dañ koo xamul mooy li yàlla ne wax ne qul allahumma malikal mulk tuutil mulk man saaw waaye wa tension gi moo leen jaaxal nit buy daanu li koy daaneel du ko xam lu ndaw boo koy daaneel du ko xam ndax bu ko yàlla di nocc ci lu sew lay jaar day jekki-jekki rek yëg ne dem na waaye ci moment bii ñu toll da nga gis politiciens yi dugg ci kër kilifa yi bu ñu duggee li ñu bëgg yow am nga mbooloo léegi man am naa moyen dama la koy jox nga jaay ma mbooloo mi léegi mu yëkkati 1 milliard jox la nga jël 1 milliard boobu tabax ci benn sato defaraat sa kër jënd ci oto taalibe bi amu ci benn intérêt moom 1 milliard boobu kon yow yaa ko intérêt yow sëriñ bi bu boobaa nag boo paree nga jël taalibe bi fekk moom mi ngi dund ay jafe-jafe yoo xam ne bëgg na changement léegi ci biir milliard boobu nga am ci nga sànke jafe-jafe taalibe bi saxalaat ko ci loolu mu bëgg a dundaat ci loolu ba kañ la ñuy jógee ci système boobu ba kañ lañ ciy jógee. sëñ Cheikh wax dëgg yàlla loolu mooy étude bu am solo la xëy na sëñ Babacar moom it sànq jaaroon na ci xuus na ci lu yaatoo yaatu waaye sëñ Babacar dafa am loo xam si bëgg naa ñu waxtaan ci lu ndaw muy constitution Sénégal ndax xëy na lu bari li nga wax nii am na loo xam si dafa nekk ci biir constitution bi ndax ni naan su ma juumul première li leen ci kaw dañ le Sénégal c'est une république laïque kon loolu noonu laïcité boobu noonu lañ ban gisin nga ci am ak li nga xam si bëgg ko ñu développé ko ci wàllu islam ci biir politique sénégalaise. maanaam gis nga laïcité lu la ci waay mën a wax laa wax sañ na koo wax mën na koo wax it ndax ku reer ba rek raay sab koll moom lu la neex mën nga koo wax waaye laïcité damay def fàttali bu gàtt ngir nit ñi mën a comprendre mën a xam France gi nga xam ni fa la juddoo buur moo fa nekkoon dafa falu ànd ak jàngu bi ñu yor mbir yi di ko doxal bi ñu doxee ba am ay rëq-rëq ak jafe-jafe yak yoo xam ni ñëpp xam nañ ko mujj na am ay boroomi xel yu xool rawatina ci renaissance bi am ay découverte scientifique yu tàmbalee am nit ñi di xalam gis loola di weddi liñ leen doon wax ci turu yàlla ñu daan ne daa mel ni xay am na kon lii yàgg na fi yàgg goog buñ ko bëggee dindi ni sempet mën naa indi fitna li ñu def mooy nañu ubbi xelu nit ñi ci loolu la ñuy tudde siècle des lumières siècle boobu bi mu jeexee juste 1789 rek révolution bi am d'ailleurs 1 an avant sax la tàmbali woon 1788 waaye mën nañ koo tënk ci 1789 rek ndax révolution yu bari la woon la révolution des curés la révolution nobiliaire la révolution parlementaire ba ci révolution nag populaire bi moo mujj bi nit ñi soulevé woo jóg dañoo wax ni buur bi li mu am ci doole dafa bari nañ ko wàññi ñu sédd ñi ci des xam nga kon ñoo ngi tàmbalee jéem a xool yeneen xeeti tëralin ak doxalin ci wàllu gouvernance loolu 3 ans lañ ko expérimenté 1792 ñu jàpp buur ba rey bi ñu reyee buur bi daal di taxawal la première république biñ ko taxawalee république boobu dox tuuti daanu
7 ans bu la neexee sax mën nga ko yóbbu ba 1804 waaye 7 ans la def daanu contre révolution bi di kat 49 ans après ñu sampat la deuxième république française mu am 4 ans daanu ci la franc-maçon yi républicain yi daal di daje daal ni moom lan moo tax fu ñu defee révolution rek ba samp république mu daanu ci lañ gisee ni diine moo fa am doole ndax bu doom ju doogul diine mooy yar jigéen ak góor mooy takk sëy bu doom juddoo ñoo koy tudd baptisé bu tàmbalee mën a jàng ñoo koy dalal ñoo koy jàngal aussi labbe moo daan jàngale en Europe programme ba aussi ñoom ñoo koy tëral te bu dimanche ñëw ñu waar ko ci lañ gis ni kenn mënu fa jàllale benn xalaat bu safaanoo ak église ci lañ ne kon dëgg-dëgg nañu fent aw taxalin aw doxalin woo xam ni day doon diine juy safaanoo ak jàngu bi moo tax lii ma lay wax demal ci Ferdinand Buisson Ferdinand Buisson moom doon na ministre de l'instruction publique France daanaka ñaar fukki at ci troisième république dafa wax ni sunu jubluwaay mooy dagg diggante jàngu bi ak nit dagg diggante jàngu bi ak kër dagg diggante jàngu bi ak penc mi loolu leer na xanaa léegi ku mu neex nag bu la neexee nga jëlee ko nu la neex naan laïcité lii nangam nangam waaye ñoom ñi ko fent nee nañ lii jubluwaayu laïcité mooy ñu dagg diggante nit ki ak diine dagg diggante kër ak diine dagg diggante penc ak diine loolu mooy seen jubluwaay. alors ci lañu taxawal d'abord les lois de Ferry en 1881 ak 1882 mooy d'abord léegi ku jàngati ku juddooti boo amee juróom-ñaari at da ngay ñëw ñu jàngal ba ngay am fukki at ak ñett obligatoirement doo fay waaye nag njàngaleem diine génne nañ ko ci njàng mi remplacer ko instruction civique et morale loolu mooy les lois de Ferry. 1886 la loi de René Goblet-Dick mooy ñi doon jàngale léegi ay labbe lañu woon dafa mel ni ñu doon jàngale njàngaleem Sëñ Touba gaa yi takk seen maxtuma di jàngale léegi personnel bu laïque ñooy jàngale ñu amul diine. alors looloo tax bi ñu defee la loi de séparation en 1905 mu jàll parce que tàggat nañ am génération fekk na théoriser noonu lañ ko siècle ca ginnaaw ba nit ñi xel yi tam la ñu ubbeeku ci lool. alors lii laïcité mooy yàlla amul baat ci penc mi diine amu fi kàddu d'ailleurs boo demee ci Europe et laïcité da ngay gis 1998 numéro 165 dafay wax ni laïcité moo tiim mboolem diine yëpp la alxuraan waxoon huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa diinil haqq li yazhiruhu ala diini kullihi walaw karihal mushrikin loolu alxuraan waxoon textuellement la ñu jël ñoom ni laïcité moo tiim diine yëpp moo tiim l'islam tiim christianisme tiim judaïsme tiim lépp kon ñooñu mënuñoo am kàddu seen kanam il faudrait que nit ñi comprendre loolu laïcité c'est une infamie laïcité mbirum saytaane pire la dëgg bu leer naññ bu dara raxul parce que man bu ñu ma bëggee wax ni man non laïcité mooy ak maandute mais kon yàlla maanduwul l'islam maanduwul yàlla dafa maanduwul xanaa l'islam dafa maanduwul xanaa non laïcité moom dafa yamale ñëpp mais l'islam bi ñuy doxal régime islamique yi mais taxul mu jóg di gaagagal nit ci des ndax ci diine moom laa ikraaha fi diin kenn du ñëw kenn ni ko imposé naan ko da ngay gëm ki gëmul nit mënuñu ko atte ci charia d'ailleurs am na sama benn xarit boo xam ni maa ngi koy nuyu au passage Cheikh Omar Diagne ñoom am na benn enquête bu ñu def ndax Sénégal mën nañ ci def charia jël échantillon ci jullit yi ak catholique yi nga xam ne ñi ñu laaj 95% yi ay jullit lañu 3% 4% ay catholique ñi des ñu laaj ay gars yu kii nii rek mais presque à plus de 90% Sénégalais yi dañu ñoom bëgguñu charia ci réew mi catholique yi ñoom ñëpp ni bon charia ñoom daf leen di protéger ndax ñoom sàccuñu kenn du dagg seen loxo ñoom nee nañ njaaloowuñu mais kenn du leen rey
mais jullit yi ñoo jubut ba pare xamuñu seen diine donc moo tax finalement nax nañ ñëpp ko wax ñoon la non charia nagam alors gis nga laïcité dara gënu koo dangereux te man foog naa ni réew mii bu ñu dajeeg suñu borom dañu am problème ku mel ni sëñ Cheikh Gaynde Fatma nag gàcce ngalaama moom wàcc na te ku bokk ak moom xalaatit wàcc nga ndax moom lam ca war a xeex na ko notamment code de la famille bi ànd ak ñoom Alaaji Abdou ak kilifa yañ ko àndaloon waaye gis nga laïcité lu ko gën a dangereux ci réew mi ñu naan réewum Sénégal Cheikh Ahmad Bamba fi la jaaroon ñoom amuñu dara lu ñu wax lu dul di seet xalaati keneen lu mu waxoon ñëw teg ko ci kaw l'islam jël téere bii ñuy wax constitution teg ko ci kaw alxuraan mais dama ne ñun erreur bi ñu def dara gën koo garaaw te loolu dafa war a deñ aussi parce que bu dee maandu te rek l'islam moo gën a maandu wala boog bu fekkee l'islam dafa maandul man nañ ma ko wax mu leer dal bu fekkee yàlla it dafa maandul nañ ma ko wax léegi nag jubluwaay laïcité man dama la ciy wax ñetti yëf yu gàtt rek ndax bari na trop benn bi moom kilifteef gi yàlla mii kilifa gi yàlla moom na des yilif kaw asamaan waaye yiliful suuf loolu mooy li laïcité njëkk a def beneen bi ci des yàlla mi nga xam ni mooy yor atte yi dootul tëral yoon dootul yor atte yi atte yi ak yoon d'ailleurs le droit positif feneen lañ koy sukkandikoo dàq boobu yàlla ñetteel bi ginnaaw dañoo nekk en communauté war a façonné ak a tàggat ay nit ñooñu it kenn du leen yar ci lu yàlla wax dañ leen di yar ci système bu laïque lii moo lay wax ni la ëllëg it dañuy tabax ay taalibe yi laïque kese donc ñetti njombe yi mooy li laïcité def ci réew mi te loolu ñëpp am ci war cee taxaw rawatina nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci l'islam ak diine catholique parce que bu ñu fàtte ne laïcité diine catholique ko taxoon a jóg pour xeex ko kon da cee boole l'islam rek waaye catholique yi la doon xeex. li fi attewoon téere bi nga xam ne mooy alxuraan te mooy téere bi nga xam ne dafa ñëw ngir régler adduna bi problème bi ci nekkoon ci yamale ci maandu waaye ci ki am àq ñu jox àqam ndax man damay dégg toujours suñ yeneen dëkk yi nga xam ne ñooy dëkk yi am doole yi ñu wax ne ñoom dañuy am ay séparation du pouvoir maanaam seen justice dafa nekk justice bu maandu ci nu muy attee te dëkk yooyu dun ay dëkk jullit kon problème bi ci dëkk jullit yi la am ñu wax ko problème bi ci dëkk jullit yi la am ndax tey boo gisee conflit bi am ci àdduna bi li koy suuxat gis nga sëñ Babacar doguma la mais boo gisee alxuraan dañ cee def ñaari jaas yu korosé ci feggu kayit bi wa innahu la kitaabun aziizun laa ya'tiihil baatilu min bayni yadayhi ñu jël ñaari jaas yu korosé ci kon loolu dafay mel ne ni l'islam dund ko ci téere mais culture la ñuy dund culture arabe yi la ñuy dund ndax seen culture mooy dañoo gëm xeex dañoo gëm ne dafa bokk ci liy dëgëral nguur mooy deret léegi kon ci biir culture boobu ci leen dugalaale alxuraan ne ñoom kon diine ñun culture la ñuy dund mais dundagun diine ndax bu doon dund diine tey jii li mu ko waxee laïcité du lu maandu yëf yi saytaan dëgg la li mu ko waxee du loo xam ne sax intérêt nag chrétien bi sax bi nga xam ne yaag moom yéen a bokk réew mi te dañ ne réew mi di Sénégal jullit yi ñoo fi ëpp ñooy majoritaire bi léegi dañ leen a xañ seen yelleef ba mel ne kenn nit leen fi te ñoom it dafa mel ne opposé wun ngir jël ko ndax li nga moom tey nit ñëw xañ la ko te ki la ko xañ yaa ko ëpp doole lan moo tax nga toog di seetaan naan yàlla baax na te yàlla bi mu la indi ci àdduna sa xel dafa bëgg nga di ko jëfandikoo ci lépp loo xam ne mën nga koo taxawal jëru tàll loxo yàlla di ko ñaan loolu kon damay wax ne li yonent yi waxoon ne ne badal islaamu xariban wa sa yahudu xariban fa tuubaa lil xurabaa kon dafa mel ne l'islam dafa delluwaat ci tumuranke waaye tumuranke système la tumuranke gi du càggande yi jël fekk la fi ngay jaamoo ñu dóor la xeej mbaa ñu tëj la déedéet système la ñuy dugal boo xam ne li ngay jaamu da ngay dem ba dootoo ko gëm parce que ñaata kaamil la ñuy xëy di wàcce jàkka yi day fees dell waaye est-ce que résultat julli am nan ko ndax inna salaata tanhaa anil fahshaa'i wal munkar léegi nga gis ñi dàq defu ñaaw teef ci àdduna bi ñooy la ay jullit lan te ñooy la comme diine jin yor booy julli dootoo defatu lu ñaaw daa waxtaan ak benn chrétien fan yële mu ne ma
seen diine ji daanaka dugg ci amul intérêt yi parce que amul intérêt mooy ñun ñi ci biti ñoo bokk ay pratique li ñu bokk ay pratique mooy bu dee sàngara yi ngeen koy jëfandikoo comme ni ñu koy jëfandikoo te lépp loo xam ne yéen seen diine da koo tere ñun ñu di ko def da ngeen ñu caa fekk ba mel ne yéen ñu ci ëpp doole kon jarul ñu di dugg kon daanaka jamono bi nekk di daxwa parfois problème sax la lay indil ndax ñi ngay woo yow mi leen di woo li ngi leen di wooye nekkoo ci te dafa bari ñu dina l'islam kon loolu benn commentaire la bu ñu ci dugaloon rek. sëñ Cheikh wax dëgg yàlla loolu ni ko indee am na solo lool teg na ci xam-xam waaye sëñ Babacar sànq da ngaa laaj boo xam si xëy na sax mën na ni du laaj ndax suñu borom maanu na Cheikh Ahmadou Bamba ni mu koy waxee ci tasawuti si xaar mu ni bu ñu demee yomal xiyaam ëllëg donte sax mala yi nga xam ne si ñoom duñ dem àjjana duñ dem safara waaye koo xam si dafay amul béjjën doon bëgg koo xam si amul béjjën yomal xamee suñu borom day dindil béjjën yow kooku mala boobu teg ko mala boobu mu fay koo pare mu doogee li jënd seen biir kon suñu borom xam ne ni ku màndu la sëñ Babacar waaye li nga wax ci wàllum laïcité indil nga ñu terme bi fu mu jógee lan la yàq ak lan la ko nit ñi mën a xoolee ci xool boo xam si moom mooy vrai vision bi nga xam si moo la war a jox laïcité waaye li ma ci sosaat mooy say biir wax da ngaa ñëwoon ci défendre bi nga xam si sëñ Cheikh Gaïndé Fatma ànd ak sëñ Ma Abdou amoon na liggéey bu am solo bu ñu ci defoon xam naa fekkente mën ngeen ñëwaat ci ñun ci loolu noonu wax ñu si tuuti ak liggéey boobu fan la mujj ci jamono yoo xam si nguur réew fekkoon ci dëkk boobu nga xam si ñoo bokkoon jamono yooyu. waaw président Senghor bi mu yëkkatee code de la famille bi daf ko joxoon kilifa yooyu fi nekkoon ñoom nag biñ ko seetee ñu gis ci ay njombe ak i njaaxum ndax génn nañ ci juróom-ñaar fukki article ak ñeent yoo xam ni lu ci nekk weddi na waxi yàlla wala mu weddi sunu Yonent bi ñoom nag bi ñu gisee loolu lañ ni jàmm jeex na ñu daal di daje fay ca Ndakaaru ci ñetti fan ci weeru Saawiye ci 1971 ban fa dajee ñoo ngi daje woon ci kër Alaaji Seydou Nourou Tall Alaaji Seydou Nourou nga fa woon sëñ Cheikh Mbacke nga fa woon Alaaji Abdou Aziz Dabakh ma nga fa woon sëñ Mañoon Laay ma nga fa woon Cheikh Ibrahima Niass ma nga fa woon Thierno Seydi bu Medina Gounass ma nga fa woon xalifa bu Njaasaan xalifa bu Ceneba Chamsuddin Diagne xaadi bu Ndar xaadi bu Ndakaaru mboole seen ñii ma la wax ñëpp ñoo ngi fa woon ak yeneen i kilifa bi ñu gisee nag gis ni jafeñ-jafeñ am na te it laal nañu seen pas-pas laal nañ seen ngëm-ngëm ñu daal ni duñ yem ci naqarlu ko ndax naqarlu gàtt na ndax man raa minkum munkaran fal yughayyir bi yadihi ba noppi moo jiitu naqarlu gi daa moo mujj ñu ni nañu jóg jéem a seet pexe ci lii daal di def ay proposition ci ñu remplacer loolu ñoom duñ ci attew bi ñu ko defee Senghor boole leen ak Abdou Diouf recevoir leen ni leen man de xam ngeen ni jullit laa ñu ne ko waaw mu ni li ngeen bëgg danaa ko def naxee mbaay fa la lépp doxee tàbbi géej 1996 projet bi ñu yëkkatiwaat ko ci benn kii bu ñuy wax Sirkof ñëw ci sëñ Saliou Mbacke sëñ Saliou boole ak sëñ Mourtala Mbacke sëñ Mourtala commission la créé woon sëñ Mourtala mu sëñ Touba mi commission la créé ñu jàngat ko code bi yëpp def ci ay proposition sëñ Mansour si joxe woon sëñ Abdou Aziz Junior d'ailleurs moo ko doon coordonné sax xalifa yëpp bind signé sëñ Mourtala moo signé woon ci place sëñ Saliou ñu boole ko projet boobu am député boo xam ni jóg na déposé ko assemblée pour ñu jàllale ko waaye fi mu ne sànni nañ ko ci àll ba dañ ko xotti foofu la mujj sama xol nag daan naqari moo tax du ma ko commentaire ndax bu fekkente ni xalifa généraux yi nekk Sénégal gépp bind nañ ni lii lañ bëgg ci réew mi ñun leen lii ngeen bëgg duñ ko def ab député jóg moom porté ko yóbbu assemblée ñun leen duñ ko fi waxtaane loolu moom duma ko commenté damay bàyyi kenn ku ci nekk nga seetal ko sa bopp. waaw sëñ Babacar loolu kon mën nañ cee jàngee ni jamono ji ñu nekk ci réewum Sénégal ni ñu doxee politique ak diine l'islam kon mën nañ ni yàggoon naa am nekkul loo xam si dañoo ñëw ci jamono yi mu doxee wax dëgg yàlla ñi fi tudd ñëpp képp mën a diriger ab tarixa daa def proposition yóbbu ko assemblée
dem ñu xotti ko kon loolu wax dëgg yàlla moom mooy ci ndikkandi xotti worma yi nga xam si wala ñàkk a jox gëdd gi ñu jox gëdd kilifa diine yi nga xam ne ñoo sekk te gis nga sëñ Xaadim dama ne woon sama xol daa naqari du ma ci commentaire sax waaye danaa ci wax benn kàddu rek maanaam xam nga ni sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma bu yàlla dogaloon mu nekk ci kaw suuf ba tey moo yilif Touba gi Alaaji Abdou Aziz Sy Dabakh te jamono yooyu sax moo yilifoon Tiwaawan foofu waxuma laa bu fi nekkoon ba tey ñi des ñëpp it kazalika waaw kon ku mën a gannaawal kaddu Alaaji Abdou ban doomam mbaa rakam nga ni kon mën nga fonk kaddu sëñ Cheikh Mbacke ñii fi nekk ñëpp moo leen mag te ñoo bokk sëñ Touba kon ku mën a delloo ginnaawam kaddoom ak i jéegoom neenal ko keneen koo ni mën na maa dëggalal sa kaddu da ngay wax rek moo tax man gis nga li ma bëgg mooy wax dëgg yàlla politiciens yi bàyyi seen naxaate yi yéen politiciens bàyyi leen naxaate bi parce que naxaate baaxul yéen da ngeen a war a bàyyi naxaate bi yéen a ngi nax askan wi yamu leen ci yéen a ngi bëgg a nax suñu sëriñ si te naxaate bi dafa war a dakk gis nga ku mel ni sëñ Ablaat ku amoon gis-gis la moom conseil des ministres sax dafa daan laaj question yu ñuy discuter mu wax moom xalaatam avis mais ci réew mi la bokk waaye li ma mën a wax daal mooy boroom xam-xam boroom xel yi daal danañ xam li ma bëgg a wax ndax kàddu sëñ Cheikh Mbacke moom ci Touba gii ku ko gannaawal delloo ginnaaw ay jéegoom keneen koo ni danaa fonk sa kàddu da ngay wax rek loolu moom wér loolu mooy li am léegi nag loolu lañ ci kii xam naa jotaay biit mi ngi kii man maa ngi am barab bu ma war a demaat sax te xam naa ni am ngeen yéene loolu waaye depuis 10h30 sax lañ ma convié ñoom ñoo ngi woote ci suuf nii rek waaye daal yaakaar naa ni réew mi am na lu fi war a soppeeku te soppeeku googu it yaakaar naa ni war naa mën a nekk ndax Serigne Touba dafa wax ni kataballahu tabaraka wa taala ana dawlata nasara in tuqlu huna min aydihim ila aydi xeyrihim man nag li ma jàng ci sëñ Touba ak li ma dégg ci moom gis na ni ñaari kuréel la fi nekk muy xisbullah ak xisbu seytaan ginnaaw mbir mi dana génne ci seytaane ak njabootam mënta tàbbi lu dul ci yeneen loxob yonent bi ak njabootam te moo fi nekkal yonent bi kon ñun nañu fagaru laxasu te jéem a defar réew mi sëñ bi man li ma jaaxal mooy lan moo tax ñu ni nit ku baax nit ku jub kenn du la dénk am réew lan moo taxit nun ñi gëm lu baax ak kilifa yi aussi nit koo xam ne bu waxtu julli jotoon dooni ko doxal jiite ma nit koo xam ne du yàgg ka yàgg ba nga laaj ko masala du ngeen toog mu yàgg ba jataay bay jeex nga ni ko ñaanal nit koo xam ni foo jaxasoog moom gis ci moom mu wax lu dul dëgg dana wor dana sàcc ñoom ñoo ko jiñante de ku fi jóg ñu ki fi nekkoon sàcc na ñoom ñoo ko waxante seen biir mais nan lañ mën a jàppalee ku mel noonu koo xam ne day wor day sàcc day wax lu dul dëgg ay jikkoom rafetul mais nan lañ ko mën a jàppale maanaam man dama am problème boo xam ne si très sincèrement man am naa lu ma jaaxal man nit koo xam ne day wor day wax lu dul dëgg day sàcc alali réew mi ñëw jël alal ji bëgg la koo jox ba noppi la ñaanal na pour lan ñu war koo ñaanal ci loolu parce que loolu mooy buñ delloo ci masali loolu mooy yaa ngi jàppale koo xam ne si ab addugal am na par responsabilité ci fal gi ñu fal gars yi kon de am ni bien sûr la alxuraan waxoon ëllëg bala ñoo laaj ki ñu fal ñi fal lañuy laaj ba li tax ñu faloon ko sëñ Babacar dooguma la waa léegi bu fukki jikko yu bon boo daje bu fukki ñu bon dajaloo kenn ku ne di laaj te fukki yooyu rek a fi nekk kon yow nooy def bu fekkee loolu am daa am ko bon am ko bon bona bon am ko bona bon am ko bona bon ba xotti ko mais da ngay jël ki bon rek xëy na mooy tane ndax dara wuyu waaye lan moo tax ñi baax bëgg a génne seen loxo ci loolu man moo ma jaaxal ñi baax ñi li tax ñu bëgg ko cee génne waaye tax ñu bëgg cee moo ma jaaxal li tax ñu bëgg ko cee génne man li ma foog sama xel mooy système bi ni muy doxee dafa chronique maanaam feebar la boo dafa dem ba chronique ndax boo def sëriña ne maa nga ci politique ñu ne ëpp kooku de weddi na diine ji léegi
kàddu googu ngay njëkk a dégg. gis nga sëñ bi sëñ Xaadim Paul Kagame du ab julit waaye ci jëf moom julit la. waaw. Rwanda gee demoon nañ ci xeex jàmmaarloo ba boo nee cëpp Kigali jëmmi nit moo lay xeeñ jëmmi nit da lay xeeñ ndax nit ñi ñu rayoon teg leen ba foo wëlbatiku fi mu ne nit moo lay xeeñ mais ci diir bu gàtt la teg réew mi ci yoon. dama ni kilifa yi ak nituk diine wërta ragal ñu teg ko baat bu ñaaw ndax dañ ko daa teg yonent yi ba jëm di jël seen bakkan sëñ Touba mi dañ ko tuumaal teg ko lu diis teg ko lu ñagas waaye da koo tegu ngir def lu baax ak jëmal lu baax da ko laaj. kon su fekkente ni ñi nga xam ne dañ ni ñoom xëñ na àdduna waaye ñoo ngi góorgóorlu ngir di yàq mais ñi bëgg lu baax it nañoo war a góorgóorlu pour defar te ginnaaw réew mi nag ñoo ko seq nañ ko pencoo. man loolu laa gis. doguma la sëñ Babacar ci Paul Kagame mi nga wax ne ci jëf jullit la boo seetloo tey financement bi état Chine jëloon def ko ñetti dëkk muy Sénégal Éthiopie ak Kigali bi mu demee Éthiopie ñoom danoo defar hôpital bu mag ci financement boobu ba hôpital bi tey jii mu ngi dox bi ñu demee Kigali ñoom dañ cee defar université bu mag bi ñu ñëwee Sénégal ñu def ci arène nationale. macha allah arène nationale lañ ci defar. mais loolu am na solo de. plus de 32 milliards ñu def ci arène nationale gis nga xoolal ñoom développement bi nga xam ne Éthiopie moom lañ gis ak waa Kigali. mais loolu laa lay wax ni la am na solo. Sénégalais ñoo toll ci po. très bien léegi ñun ñu jox ñu 32 milliards ñu def ko foo xam ne danañ calcul 8 heures de temps yoo xam ne dañuy taxaw di seetaan ñaari nit 8 heures de temps ñaari nit la ñuy seetaan nga xam ne ci biir 8 heures de temps yi kenn liggéeyul activité yëpp dafa taxaw kon bu ma gëmee ne pôle de développement bi foofu la nekk loolu njuumte gu mag la de. sëñ bi gis nga lu la waaye mën a wax réew mi jógagul demul te du dem tant que ñoo ngi taxaw ci lii bàyyeekook ñii nekk ci réew mi bëgguñu réew mi gëmuñu réew mi pour ñaari raison ñi fi nekk laa wax génnewuma ci kenn nag ñii politique bëgguñu réew mi te gëmuñu réew mi waxuma laa nag di gëm askan wi ñaari secteurs yu sensible ci réew mi muy wàllu santé ak wàllu éducation mboole seen ñoom ñii tàmbalee ci président ministre yi ba ci directeur yi ba ci léeg-léeg sax gis ngeen juge bi ñu fi génne woon mu dem France defal publicité benn clinique di fa fay ay millions yu bari te loola sëb dërëm a ngi ci sëb dërëm a ngi ci ma ni ku ci dara wokk sax da ngay dem France fajoo ji lan moo tax duñ fajoo ci réew mi waaye léegi kon ñun Samba Soro ngay yi mun pour ñun la loolu moo lay wax la ñu gëmuñu réew mi te respecté wuñu ñaareel bi seen i doom jàngewuñ ci réew mi seen i doom bitim réew la ñuy jànge ji fay ay millions ak i milliards yu bari ñun Samba Soro ngay gi ñun nekk fii di grève ak ay année blanche ak yu kenn xamul année invalide alors loolu daf lay tegtal ci ñun ñoo jël paaka daas ba mu ñëw fekk ponk lu magum jëm ñu indaale buum ni ko yeew ma mu yeew ñu ni ko rend ñu ñun ñoo ko def alors lu ñu def na dagan na ndax wuude nam la gisee rek la lay awalee. sëñ Babacar wax dëgg yàlla macha allah jërëjëf waxtaan bi képp koo xam si mi ngi ñuy bàyyi xel waaye rawatina mbokk taal bi nga xam si ñuy taxaw fii sànq ba léegi ànd ak ñun waxtaan bi wax dëgg yàlla koo gis xar kanamam day wane ne doyul waaye jotaay bi yàgg na te comme ni nga ko waxee rek yooyu moom bu màggal Tuubaa dikkee wax dëgg yàlla di leen am jot waaye di leen sant bu baax di leen jaajëfal lépp nag ngir bëgg a ànd ak mbokk taal bi nga xam si ñu ngi si diaspora bi ak rawatina ñi nga xam si ñoo nekk ci biir réew mi di bàyyi xel li nga xam mooy màggal Tuubaa toog seen kër wax dëgg yàlla am yéene ànd ko waxtaan yi mel nii ndax fu ku la dégg rek xam-xam feeñ na fi lépp loo xam ne ñu wax teg nga ko ci xam wax dëgg yàlla waaye tamit di sant seen Cheikh mooy wax dëgg yàlla ci commentaire yi nga xam ak laaj yi nga xam si am na solo sëñ Babacar xëy na dañ lay bàyyi rek nga tàggatoog mbokk taalibe yi xëy na bu fekkee am na loo bëgg a jàllale waa rek nga jàllale ko jaarale foofu tàgguwaale laataa ñuy dikk ak suñu yeneen émission di wax ni mbokk taalibe yi jërë ngeen di dem wax dëgg yàlla nii rek lañ fas yéene ànd ko yéen yéen nga xam si yéene bàyyi xel Touba Vision ci kanam tuuti ay émission yu bari war na fee amaat soxna yi rawatina ak sëñ Abdoulaye Diop Bichri nga xam si war nañu waxtaan am solo loolu lépp mbokk yi xaar leen ko laataa ñu jox sëñ Babacar ñëwaat ci li mu bëgg a jàllale laataa muy nuyoo. ok jërëjëf sëñ Khadim ñun dañu am jafe-jafe ci l'islam dañ koo sëlmoo waaye soluñu ko l'islam sunu làmmiñ la yam waaye jëfewuñ ko ndax dégg nañ ko sax ab laaj la gis nga tey boo demee réew mu ñuy wax Norvège fan yi am na benn reportage bu ci benn télévision française defoon benn ministre
bokk ci gouvernement bi dafa xëy suba gi ñu invité ko ci benn rajo mu dox ak tànkam dem ci rajo bi génn dox ak tànkam dem ci biroom liggéey bi mu ñëwee liggéey ba añ jot mu wàcc ñëw ci restaurant bi toog ak planton bi gardien bi toog ak ñëpp ñu toog lekkandoo mu pare dugg ci biir biroom daal di jël ab chemise am paaseel ko boppam journaliste bi ne ko yaay paase mu ne ko ku may paaseel keneen man alali ñëpp lañ dajale jox ma di ginnaaw alali ñëpp lañ la dajale man mbir naan képp la daal di paaseel boppam ne ko lu ngeen bëgg ma wut ci alali réew mii ku may paaseel mais man maa war a paaseel sama bopp ñooñu gën a doon ay julit daal di génn journaliste bi ne ko mais yow lan moo tax amoo garde du corps mu ne ko lu ma koy doyee man ñi may liggéeyal su ma demee ba ragal leen kon jëlatul may liggéey naa dem toog sama kër waaye bu fekkee na ma war a mel naa ko damay am ci man cofeel amul lu may ragal ci ñoom amul garde corps mooy paaseel boppam te puqu su ndaw ci la yor ñu defal ko benn salon bu mel ni donc ku muy recevoir fa lay recevoir di lekkandoog ak ay emploi am ah di lekkandoog ak ay emploi di lekkandoo ak i emploi am léegi ñun fii bu ñu la xisee def ministre daanaka boo génn fii képp ñu bloqué nit ñëpp ba ko feebar sax dana la bloqué naan da lay xalal yoon wi mais yooyu ay caaxaan la gis nga baadoole yi fii baadoole nekku fi ñun ñëpp ay nawle lañu baadoole nekku fi buur aussi nekku fi ay nawle lañu beneen bi ci des dafa am politicien boo xam ne ku mag la mi ngi bokk ci ñi xëccoo réew mi dañu toog di waxtaan ma ni ko sëñ bi de dafa am lu mu nett li sëñ Touba nii Seydina Omar bi mu faatoo dañu koo gis ci gént doomar Omar ibn nu mu tuddati Abdullah ibn Omar daf koo gis ci gént ne ko sama baay noo def ak sa borom mu ne ko man dey ba ma faatoo ba léegi maa ngi ci xisab mu ne ko yow sama baay xamuñu ko mel ni yow ci maandute yow luñ la war a xisaabe mu ne ko jamono yi ma doone amirul muminin dafa am benn pong boo xam ni ak jur dañ cee jaaroon ab sàmm am ci jur gi koo xam ni dëgg na ca tànk ba gaañu fukki at ak ñaar loolu la ma sama borom doon kii gis nga kii ma lay wax keroog jooy xàccit la def ni ma ma ne ko wallaahi munoo man de kon damay génn ci politique bi parce que loolu mooy xam responsabilité ñii fi nekk dañoo waxul ak ñoom dëgg dañuy caaxaan suñu waxoon ak ñoom dëgg danañ soppi nii ñuy doxalee parce que fii baadoo la bu ñuy war ci kawam nekkatul ci réew mii nit ñi jot nañ seen bopp ay góor pire ñoo fi nekk mais yow jigéen joo xam ne day xëy 4 heures du matin yanu ji ay jën dem jaay nga koppati ci moom dara jigéen ji baykat bi dem ci naaj yu bay bëgg a dee bay bay bëgg a dee ak xam sax duñ ko jox nga koppati ci moom dara ku ne nga koppati ci moom dara nappkat bi keneen dajale alal muy ay milliards nga bëgg koo jël def ci sa biir mais loolu du rees sax ba noppi boo demee ci fiñ la war a waxee dëgg duñ la wax dëgg mais pour lan dañ leen a war a xamal ni leen gis nga waa Norvège gay lañ war a roy gis nga Norvège citoyen norvégien bu ne sañ na ministre ba wala premier ministre dem voyager bu delsee nga bind ko bataaxal ni ko dégg naa dangaa demoon États-Unis yónnee ma facture la nga fa lekk ak la nga fa dépense lépp yónnee ma ko ma xool parce que sama dërëm da ci dem am nga sañ-sañ bi am nga droit bi mais fii ni ñu gisee politique moo doy waar moo am problème fii buur nekku fi boo xam ne day def lu ko neex di wax lu ko neex ñu naan ko kay dimbali ñu ak dinu tàccu doon président ak liggéeyal ma luñ ciy teeru nit képp laa la wax amu fi c'est-à-dire waxuma kenn nag da cee wërta am kenn la ci ñun dong doon suñu mbindaan moo xam ne dañ koy liggéey mais mbindaan moo xam ni day dem ba ci kër gi mujj na danaan borom kër gi bul duggati ci salle de bain bi yow kay yem fii mais man maa ngi bëgg am problème xidma la rendre service la liggéeyal sa askan la te dara gën a koo rëy dara gën a koo am solo mais Sénégal ñun am nañ ay jafe-jafe yu bari jafe-jafe yi nag il faudrait que ndaw ñi jóg ci mais il faudrait que kilifa yi aussi dimbali ñu ci te nañ bàyyi xel ni ñoom la ñuy njëkk a laaj parce que ñooy kilifa yi réew mi te ñii ñoo ngi jaxase suñu réew mi ñoo ngi fawe askan wi ñoo ngi fawe alali réew mi yow koo xam ni waxuma kenn nag de mais koo xam ni sëñ bi yow amoo woon kër da nga doon loué mais foo fi jëlee benn milliard bay mën a maye 100 millions
foo ko jëlee ba mën a may nit 100 millions laa wax def ko ci cartable ñu lay rang ngay may 100 millions foo ko jëlee gis nga ñii nañ wax ak ñoom jubuñu te defuñu lu jub te loolu obligation ci wax leen ni ñoom jubuñu dañoo war a def ak njub parce que du seen alali baay du lu ñu donn ci seen i baay mbaa seen i maam lu ñëpp maase bokk la il faudrait que loolu mu leer seen bopp loolu moom mooy li war a am ñu jégal ma nag ci parce que dama am man lu ma naqari réew moo xam ne sëñ Touba dafee jaar coono bu ne mu daj ko mais sëñ Touba toog ak njabootam sax mënu ko woon a def ngir bëgg a sonn ngir askan wi ba noppi ñu bëgg koo fawee ci loo xam ne du dara ay nit ñu tekkiwul dara jaamuñu yàlla ci mooy yàlla la ñuy fanaan ba xëy suba naan sàngara ba ni tël ñëw di bëgg a fontoo nit ñi fii mais pour lan ñu teg ko fan ñoo ngi jégalu ñëpp di ziar ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. jërë ngeen jëf ñu ngi sant sëñ bu baax a baax sëñ Babacar ci kàddu gi ne Pastef la ko waxee ak bëgg-bëgg ak détermination dem ba jeex ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ni mu ko waxee nag am na rendez-vous boo xam ne kenn du ko rëcc su ma la tas allun na yow ma isin ani nahimi su boobaa ku doon ndongi mbaa nga jàppe woon askan wi ay baadoola rendez-vous boobu doo rëcc incha allah te it ni mu soññee jeunesse bi ci ñu jóg def changement dafa jot sëkk te loolu wareef la ci kilifa yi ñu encadré ñu bu ñu yem ci di ñu ñaanal waaye nañ ñu encadré ndax bu ñu yemee ci di ñu ñaanal seetaan day daal di am bu ko defee ñu góorgóorlu bu baax a baax sensé système bi ñi nga xam ne ñoo fi nekk di pasar pasare alal réew mi guddi ak bëccëg yore ay 4x4 yoo xam ne benn bu ne 200 millions lay jar di lakk gasoil diggante Dakar ak Touba 250 000 nga indi ci 40 4x4 ci benn convoi mu ñëw wër dëkk bi baare yoon yi perturber dëkk bi pendant ñaari fan cortège boobu génnaat dem li muy lakk lépp ñu jël ko tegaat ko ci ndoddu askan wi ndax actuellement port bi yokku doon ko ndax gars yi ne dañoo soxla xaalis te xaalis bi ñu war a yàq moom la ñu teg ci ndoddu askan wi ngir di dal seen kaw yokk impôt yi yokk it port bi nga xam ne nit ñi dédouané seen bagage ci lañ jaar ndax laata 2012 benn oto ñu ngi ko doon dédouané 500000 actuellement fii ñu ngi dédouané benn oto 1 million 200 teg nañ ci 700000 francs loolu fan la tegu ñun ak loolu ñu ne dañoo bëgg émergent kon émergent bi mooy nit ñi moom li ñuy wax naan ranxooñi baadoolo mooy siim cerey buur loolu mooy système bi ñuy dundee kon ñu ngi leen di jaajëfal baax a baax di leen sant di leen gërëm ci ànd bi ngeen doon ànd ak Touba Vision ñu nekkoon fii ci kër Serigne Fallilou Mbacké ñi ngi gërëm Serigne Babacar ci waxtaan wi nga xam ne seq na ko fii muy waxtaan wu am solo boo xam ne lépp tàmbali ba fin lépp njariñ la ndax dafa tegu ci xam waaye dafa tegu ci plan boo xam ne da koo décortiquer benn par benn ba kiy déglu moom lu mu bëgg a dégg rek lay dégg du ci am benn jafe-jafe wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh yéem naa ko ngir màggalam gi doon safar di defar mbooloo mi loo jëf ñu dal koy ful lu doon laa ngi